mbokk yi seetaan si émission seen naataange salaamaaleykum comme dimanche bu nekk 18h30 tey jii dellu soit nañu mais tey dañu génn ci ganeen anam élevage ngeen gënoon a miin lu toll ci 4-5 mois ngi nii moom lañ doon def waaye tey dañu ñëw ci wàllu agriculture ñu wan leen nag benn façon mbay bu bees ci wàllu fraise ci Sénégal leenu ndaw loo xamante ni bii dafa jël addunaam lépp yemale ko ci wàllu suuf muy mbay ndax cofeel gi mu ci am. ak li mu xam ni suuf dañ ko war a dooleelaat dañ ko war a joxaat gëdd te itam lépp ngi ci suuf gën a ñaax ndaw ñi ñu dellu siwaat ci suuf ndaw loolu di ndaw moom la ñu fekk si ci toolam bu nekk fii ci Mbambilor tool bi comme ni ngeen ko gisee ci paysage bi am na ay mangue am na ay limon am na ay papaye et cetera mais tey li nga xam ni moo ñu gën a intéressé ci numéro bii mooy fraise bi nga xam ni moom laa taxaw ci diggante yi nii mu koy bay fii déjà jiwu bi dañu ko jële bitim réew indi ko fii te ni ngeen gisee nii système bi goutte à goutte la nga xam ni daanaka bu fekkoon fukki nit ñoo fi war a liggéey kenn dong mun na fay liggéey ndaw moomu nag la ñu fekk si ci tool bi mu defal ñu présentation ci tool bi ak itam li nga xam ne ak ubbite la ci wàllu koom-koom ndax ñu xam ni ndaw ñi faaw ñu jëlaat seen ngëm-ngëm seen pas-pas def ko ci wàllu agriculture. fraise dañu foogoon ni ku ko lekk ku nekk luxe la wala bitim réew lay jógee alors tey ndaw lu nekk boo ci amee pas-pas bu octobre jotee nga am ci pas-pas ak yéene lijjanti sa bopp ndox am espace parce que fii tey nga xam ni ku fi taxaw ku nekk sa xol sedd espace bi yaatuwul daanaka ay à peu près 800 mètres carrés lay doon matul sax daanaka hectare jigéewul sax genn wàllu hectare waaye ku fi dugg sa xol sedd ndax da ngay fekk ni ki fi nekk. def na fi implantation bu am solo boo xam ni tey dina jafe lool nga calculer mbaa nga xayma ban quantité moo fi jógee ci wàllu fraise wax naa leen ni ci mois d'octobre lañ koy implanté ba décembre ñu commencé récolter alors décembre janvier février mars avril mai ba mai jàpp juin mu soog a rakk nga bàyyiwaat suuf si mu noppalu tuuti te entre temps mun nga sax bayaat leneen ci suuf si kon di wane ni mun nañ ko bay ci suuf si. te du yàq suuf si alors balaa ma continuer ci sama présentation maa ngi fi ak ay éléments yoo xam ni DPV la ñu nekk xam lool wàllu suuf wàllu agriculture ay techniciens lañ wante itam ki nga xam ni mooy initiateur tool bi di ndaw ñu seq ak ma waxtaan mu defal ñu tool bi defal ñu présentation wu façon wu fraise yi nga xam ni moo nekk fii ci tool bi bu ko defee ñu continuer waxtaan bi ngeen découvrir lu am solo ci émission seen naataange te ñu nekk tey jii fii ci Mbambilor alors ñu dem ci ndaw. ah waaw sëñ bi ndaw maa ngi lay nuyu bu baax. ah ñun de kontaan nañu lool ci fii ñu la fekk nag wax dëgg yàlla alors ñu fekk la ci toolu fraise mais ndaw nan nga def ba implanter lii expérience bi nan nga ko def ba am ko fii Mbambilor. Mansour maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm aussi di nuyu waa Sen TV di nuyu ñëpp nuyu Sénégal nuyu sama mbokk baykat yi aussi di nuyu aussi sama entourage ak sama staff ñi ma jàppale ñëpp si liggéey bi quoi ginnaaw loolu ñoo ngi sant yàlla liggéeyu mbay bi en fait nit ñi def ba ñëw fii nekkul benn fan du ñaari fan du benn weer ay at la ñu bëgg ko suñu biir xool di ko dund. aussi di si xalaat di si jàng di si gëstu moo indi tey li nga gis nii. alors mu bokk ci xëy na ñi jëkk am expérience bi ci Sénégal parce que fraise xëy na ñu am na ñu ko fii bay mais taxagul mu yaatu nan nga def ba découvrir système mu mbayeef gi ci wàllu fraise ci Sénégal. en fait lii nag ba ma koy découvrir yàgg na trop boobu maa ngi nekk xale bu ndaw. fii Sénégal maa ngi nekk xale bu ndaw nekkoon ak samay morom. ñu nga xamante ni ñoo fa nekkoon mais ak suñuy parents aussi am nag ku ko amoon ñu gis ko affaire bi neexoon ñu trop ñu demoon ñaan si ay quelques tat ñëw jëmbat ko bañ ko jëmbatee yàgg na nag li ma lay wax ni yàgg na lool bañ ko defaree nag loolu moo ñu poussé ñu dem ba gis njëriñ bi commencé investir autant ay plans yu ndaw lañ doon ko def ñu commencé def ay plans yu mag gis nga ba ñuy dem si état bu nga xamante ni dañuy dem di ko dóor ay bionnage di def ay goutte à goutte voilà di ko paillé. système bi nga ni nu mu tudd. au fait système bi système bion paillé la quoi
voilà dañ ko bionné ba pare paye ko voilà teg toile bi ci kawam quoi. maanaam dajale suuf si ba noppi jël toile bi teg ko ci kaw après daal di pointé. voilà parce que en fait lii moom soo ko gisee de première étape da ngay labourer sa tool ba pare. nga ñëw bionné soo bionné nga defar sa fumier de fond engrais de fond def sa traitement du sol affaire yooyu ba pare. soo paree nga door a teg sa lal sa goutte à goutte fekk door nga sa installation ba pare say vanne ak say vanette ak yooyu yëpp ñëw lal sa goutte à goutte ba pare door a teg sa paille mooy toile bi nga teg sa toile nag ba mu dem ba jub xocc aussi su jubee nag après soo paree nga door a trouer soo ko trouer nag nga door a commencé ñëw jëmbat say boutir. mais ndaw li du liggéeyu benn fan ñaari fan de kon bu ngeen koy implanté dina def ay fan de. dëgg la mën na def ay fan mën na def benn fan mën na def ñaari fan si compte ak surface bi nga yor ak équipe bi nga yor aussi suñ ko maîtriser liggéey bi metti na lool nag macha allah metti na mais nag aussi ak suñuy moyen rek ak suñuy loxo rek lañ koy defee nag machine dugg si lépp loxo la. voilà lépp nag loxo la nag loolu nag moom il faut nit ñi xam ko voilà fii machine bionné wu ko loxo mooy bionné lépp. alors ci wàllu production non wàllu implantation yan période ngeen di jëmbat affaire bi. au fait fraise moom ñoo ngi koy jëmbat si début au fait début octobre mois d' octobre waaw si ngay commencé jëmbat octobre novembre si ngay commencé jëmbat. voilà soo jëmbatee octobre novembre décembre fin décembre nga commencé gis say première production voilà nga après nga continuer ak moom nag voilà maintenir say garab toppatoo leen au fait jusqu'à arriver à un point bu xamante ni mun na la yóbbu mois de mai. alors fii nii bu ngeen commencé def récolte comme jamono jii ñu fi ñëw affaire bi ñor na yéen a ngi def récolte production bi écoulement bi jaay bi est-ce que yomb na ci yéen. jaay bi yomb na yombul parce que Sénégal fii Mansour xam nga ne dara yomb fi. fii dara yomb fii parce que parfois duñ ko jox gëddëm duñ ko jaarale aussi si liñ ko war a jaarale aussi te parfois moyens yi aussi tamit réunir wuñ pour ñu mën a def li ñuy war a def mais aussi tamit vu que fraise aussi dafa nekk loo xam ne dafa xaw a rare moo tax jaayam du xaw a metti noonu voilà du xaw a metti gaa fragile na moom mënul toog lu yàgg comme yeneen récolte yi nga toog bàyyi ay 2 jours 3 jours non moom da ngay récolter jaay. waaw moom da ngay récolter jaay bala nga. amagu leen ay outils de conservation mën ko denc bu jaarul day yàqu. non jusqu'à présent amuñ ay outils de conservation ay chambre froid amaguñ ko amuñ tamit aussi ay véhicules yoo xam ne ñoo koy transporter ay frigo des trucs comme ça yaa koy dagg def say casier wala say barquette rapidement après voilà nga jéem a xool noo écouler sa produit quoi. alors fii ci tool bi côté bii ñu nekk nii kii bi fi nekk variété bi fi nekk nan la tudd. au fait fii variété bi fi nekk au fait festival la. festival la waaw festival moom ngeen di gis nii voilà moo nekk côté bi am na beneen côté bi nag aussi am na beneen variété bu fa nekk ñu naan ko Camarosa voilà. ci wàllu njaay mi ñoom bokkuñu prix wala. non presque ñoo bokk prix sax mais clients yi am na bu xamante ne ku nekk ak bi ngay choisir clients yi ñooy choisir parfois seen i yenn fraises yi. ci wàllu taille aussi. taille yi aussi ute nañ si taille bi production yi tamit aussi bii mooy njëkk a produire que beneen bi mooy gën a tenir aussi. au fait festival bi moom day gaaw production am dafa gaaw voilà au fait voilà mooy fi ñu nekk nii mooy festival bi voilà au fait Camarosa bi day am na production mais au fait gars yi festival bi ñu gën a taamu Sénégal fii waaw mais parfois nag man xam nga dama sopp damay ñam si ñaari bu nekk après comparer xool voilà peut-être su ma defee sama comparaison boo xam après dinaa leen wax waaw incha allah. alors ginnaaw festival bi kon dañuy dem ci beneen partie bi muy Camarosa bi mu présente ñu en même temps daanaka du am différence ci wàllu xob yi ni ki itam ci niñ ko implanté du am benn différence mais jubluwaay bi juste mooy ñu xam ni am nañ suñu kanam ndaw loo xam ni ndaw lu jàmbaar la ndaw loo xam ni bokk na ci ñi encouragé ay moromam ngir ñu dem ci àll bi bay parce que ku def lu ëpp ci ñaar fukki at ci wàllu agriculture te bàyyiwoo ko am nga ci passion am nga ci mbëggeel perte nga ci xaalis bu bëri te séentoogoo ci bénéfice lii du finance waaye jom la ak bëgg-bëgg moom moo koy implanté ndax ku am ay millions yooyu def fu mel nii te bëggoo ko nga def ko ci sa poche noose ko moo gën a yomb ci ndaw lu am âge bi mu am comme ñun ni ñu toll nii te lii nekk suñu xememteef alors kon day ñaax ndaw ñi day ñaax itam kilifa yi ci ñuy nemmeeku ñu mel ni ba tax na message bi dañu koy jëmale ci mboolem ndaw ñi jëmale ko itam ci mboolem ñi nga xam ne ay kilifa lañu tey saytu agriculture ni muy doxee faaw ñu dugal seen loxo ci lu mel nii jàppale ñu mel nii parce que wax naa leen ko sànq ci bi may introduire nii dañu leen di tey wan li ñu gën a soxal ci tool bi parce que dafa am solo muy fraise bi ñu fi fekk mais ci tool bi am na ay limon
yoo xam ni mun nañ ko jagleel sax partie spéciale ci bu ñu eggee ci jamonoy période bu limon am na ay mangue am na ay corossol te bu mu ci doon bu nekk boo ko valoriser boo ko joxee gëdd boo ko joxee fulla mun na la indil ci récolte loo xamante ni bii mun na la jàppale ci wàllum koom mun na nekk itam liggéeyu nit ki ba tax na faaw nga bëgg ko waaye itam ndaw ñi faaw ñu xemmeem ko état bi itam faaw ñu jàppale leen mbokk yi ñu seetaan seen émission seen naataange ñu ngi fii ci Mbambilor ñu ngi fii ci toolu ndaw nga xam ni tey di ma ko waxee sànq am na ay mango ay limon waaye li ñu leen di présenté mooy corossol bi ñu nekkoon ni mooy festival dañuy dem ci beneen tool ci wet gi itam ñu présenté leen beneen façon gu fraise boo xam ni mu ngi tudd Camarosa voilà kon ngeen topp ñu dem ci beneen partie bi yéen a ngi seetaan seen TV seen émission seen naataange. ñu ngi ci beneen tool bi nga xam ni yeneen variété ñoo fi nekk nga ni ma sànq variété bi nga waxoon sànq lu mu tudd. en fait fële mooy festival bi. ñu ngi nag ci Camarosa bi. dégg naa itam nga wax sànq xaw ma Égypte xaw ma. waaw am na égyptien mais bëriwu fi nag. voilà benn partie la fi boobu variété égyptien bi la quoi. voilà moom moo nekkee nii soo ko xoolee nii bokkut sax ak bële na le seen xoolee moom six trim voilà du ñu benn soo xoolee di nga xam ne du ñu benn quoi. voilà mais nag Camarosa moo fi ëpp. ok waaw alors jiwu yi nii fan nga ko amee fii wala da nga ko wute bitim réew wala. waaw jiw yi am na yoo xamante ni local bi parfois yaa koy tenir sa bopp yaa koy defaral sa bopp yaa koy toppatool sa bopp si nawet bi defar toppatoo mooy local mais nag aussi nag dañuy importer am na ñoo xamante ni ñoom ñooy gérer loolu ñooy importer fraise bi bouteilles yi ñu ñëw suñ ñëwee en fait yow nga door a ñëw jënd ko après ñëw door a commencer repiquer. ci wàllu message ndaw bu fekkoonte woon ni tey dañu lay laaj passion bi nga am ci mbay. ak mbay nan la mën a jàppale ndaw mu maanaam ndaw da sa turandoo sant maanaam ndaw ñi pour ñu dugal pour ñu génn ci ndóol pour ñu xam ne vraiment lépp ngi ci suuf si waaye lépp ngi ci nangoo liggéey ban message lay doon. man message bi may jox si nit ñi waxuma la ndaw ñi rek parce que am na suñu benn kilifa buy toog ne jotaay bu xamante ni ndaw kase la d'accord ma mais jotaay bu xamante ni mag kase la aussi d'accord ma mais su ma sañoon mag ñi dañuy ñëw ak ndaw ñi ñu jàpp bokkoo gëm ne affaire bi si suuf si la nekk ñu ñëw jàppale nit ñi jox leen seen gëdd valoriser aussi baykat yi te aussi suñu génération bi jeunes yi bu ñu foogoo ne tukki dem mooy tax nga tekki mbala nga dugg si yeneen domaines yu xamante ni après da lay ñàkkal fayda mbala ku la gis xeeb la gaa ku la fekk fii tey mun na la yërëm mais au fond suñu demee rek si li nga xamante ni mooy dëgg yaa koy yërëm parce que en fait tubaab wax na la ko nee na la terre ne ment pas suuf du fen voilà kon li may wax man jeunes yi daal suñu amee seen bëgg-bëgg ak seen pas-pas dañuy ñëw ñu jàppante. mais ndaw bu ñu waxantee ci wàllu koom-koom yaa ngi fortaatu ci tool. waaw ñoo ngi fortaatu parce que aussi comme li ñuy wax leket nen mënul nax béy suñ ci toogee aussi ñoo ngi sutur la gaa amuñ si nag li nga bëgg li ñu bëgg amaguñ ko si mais nag ñoo ngi siy sutur la alhamdulilah. mango yi yaa ngi jaay ci mango yi. waaw moom nag day door a commencer produire affaire yooyu noonu quoi mais li ñu gën a yitteel en fait mooy maraîchage bi voilà man moom moo ma gën a yitteel parce que man mooy presque sooy xoolee mooy sama domaine. alors ci wàllu jaay bi ba léegi fii nii da nga am ay éléments yu lay yóbbul di ci marché bi wala. waaw am na ay baana yoo xamante ni ñoom ñoo koy gérer mais man tey ku si mel ni tey sama yaay moo ma formé si tool waaw tey sama yaay moo ma formé si tool. dama koy wax ñëpp man jànguma ci benn école jaaruma benn centre de formation sama yaay moo ma formé ci tool ma nekk xale bu ndaw soo fàttali ko amoon na jamono yoo xamante ni nido moo amoon powu nido yooyu noonu la sama yaay bëttaloon ma def ci fin de fer ma koy téye di tànk ci biir teeni siyaan yi daw dugg ñëw di sotti ñu dem ba ci kanam ma xaw a dëgër tuuti Mansour ñu defaral ma commandel ma ay arrosoir boobu siyaanu daw dugg moo amoon siyaanu daw dugg yooyu noonu ñu dem ba ñun ñu xaw a dëgër te boobu yëpp maa ngi koy boole samay études di jàng mais ñu dem ba xaw a dëgër ñun ñu xaw a innover tuuti au fait defar ay teenu jukki di sotti si mbalka bi di sotti si mbalka bi di tànk dem di roose ji ñu dem à un moment donné aussi ñu bàyyi jukki bi ut ay machine pompe yooyu noonu aussi ñuy ñëw di egsi di jëndi essence ñëw di sotti loolu yëpp nga nekk si xam nga soo si demee ba moment bi instant yi nii dootoo si gisati koom-koom lii la ci gën a yóbbu mooy amour bi ak bëgg-bëgg parce que yow moom ngay jàpp comme dessin
moo ñu fi bàyyi. kon daal yow Ndao bu ma la comprendre da nga yow daal da nga bëgg mbay quoi. dama ko bëgg lool dama ko bëgg ba nga xamante ni boolewu ma ko ak lenn tey su ma amoon message bu may wax aussi autorités yi di ko wax suñu kilifa yi di ko wax ñi nga xamante ni dañuy jàppale nit ku bëgg réussir nañu ñëw si ndaw ñi nga xamante ni am nañ vision am nañ opportunité, ce sont des jeunes porteurs de projet bëgg nañ ko ñu ñëw jàppale leen. defe naa ni découvrir ngeen lu bëree bëri ci li nga xam ne wax nañ ko fii ci wàllu fraise anam gi nga xam ne moom lañ koy bayee variété yi nga xam ne moom fi am waaye solo si mu am ci wàllu koom-koom ndaw ñi bu fekkente ni bii takk ngeen seen digg fexe ba benn saison ngeen am espace bu toll nii donte day jël seen temps yëpp ngeen fexe ba mu commencé ñor ngeen koy récolter bu jaay bi sax day jafe waaye di ngeen xam ni liggéey ci suuf yemul ak leneen def naa ni ndaw fii bu ñu récolter tey suba lendemain ñu récolte ñu witaat. waaw mën nañ récolter par 2 jours. jusqu'à 3 jours su nekkee bëgg nga mu ñor normal. voilà mun na àgg nag benn moment bu xamante ni chaque 2 jours mën nga di récolter. voilà. mu nekk lu am solo defe naa ni kon message bi mooy dem leen ci tool yi message bi mooy dem leen ci élevage bi encore une fois ñu interpeller ndaw ñi nga xam ñoo toll ci seen doole toll ci liggéey. bureau am na solo njàng itam am na solo mais ginnaaw formation ñu exploité ko itam ci suuf si nga xam ne moom la ñu moom encore une fois ñu interpellé itam gouvernement bi mu jàppale façon yu mel nii li ma ci jublu mooy promoteur immobilier yi nga xam ne seen xool seen gis-gis seen xemmemteef yëpp xëy na jël suuf jaay pour dëkkuwaay la ah kay ku nekk ci kaw suuf da ngay dëkk waaye kenn du yàkkamti jël suuf suñuy bay def ko ay dëkkuwaay yoo xam ne mun na toogaat juróom fukki at wala téeméeri at te kenn du fa dëkk waaye c'est juste da nga koy jaay ñeen def ko ci sa poche suuf duñ ko soppi tàngal di ko màcc bu jeexee nga sox baneen suuf dañ koy exploiter jariñoo boo xam ni dafay am koom-koom faw ñu jàppale ay ndaw yu mel ni am ay projet ndaw yi nga xam ni dañuy def seen loxo ci wàllu mbay ndaw yi nga xam ne dañuy fexe ba lu nit soxla du ko jëggaani bitim réew ndax fraise ba léegi am na ñoo xam ni luxe la ci ñoom fii ci Sénégal parce que amuñu ci accès alors que sax mun nañ koo bay ci seen kër mais xamuñu ko nu ñuy fexe nag ba gëmloo leen loolu xamloo leen loolu tool bii ma nekk nii tool bu ndaw la waaye tool bu mag la ki fi nekk ndaw la day soog a commencé waaye jàmbaar la waaye dama koy jàppe itam ni centre de formation la bépp ndaw bu ñëw def fi benn at ba mu noppi boo demee di nga mun a am sa yëfi bopp yoo xam ni dootu topp ci ginnaaw kenn kon fii ma nekk ni bu ñu ko jàppee tool waaye centre de formation la boo xamante ni bii ku nekk war na ci dugal loxoom loolu moo tax ci seen émission seen naataange ñuy interpeller kilifa yi ni koom-koom gaa ngi ci suuf si koom-koom gaa ngi ci géej gi koom-koom gaa ngi ci élevage bi kon faaw ñu gën a xool ñi am projet yi ñu dooleel leen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndaw mi ñu jàppale woon ci émission bii ñu doon def ak moom ci toolam bi nekk fii ñu ci Bambilor nga xam ne découvrir nañu fii lu am solo ci ay variété ci wàllu fraise ñu nekk ci biir toolu fraise bi defe naa ni waxuma la li nga ciy xam ak importance bi nga xam moo ci génne ci wàllu xam-xam waaye di xool image yi donc dafay dundal bët nga xam ni li yàlla di wax rek ni lépp koom-koom ak naataange mi ngi ci biir suuf lu am solo la maa ngi leen di jox dox daje incha allah dimanche bi ñu dëgmal ak beneen numéro ci seen émission seen naataange jaa ngeen jëf.